une parcelle de pouvoir bu ñu jëlee ci yenn pratique occulte yi loolu nettali naa la léegi mbirum xamb yi waaye te mystique ci ay force yoo xam ne c'est au-delà du cadre humain yoo xam ne léeg-léeg ñuy gane si ñun doomu aadama yi dans notre dimension dama la gis dal benn exemple ñun ñu ngi juddoo ci kër gi sës rek ci Zawiya Seydi Hadji Malick Sy bi nekk weti marché Sandaga xam nga këru Lebu yooyu rek nekk une grande concession familiale maître Mame Adama Gueye fa la juddoo ndax suñuy ñaari bàyyee bokkande ak bàyyi maître kii Abdou Latif Gueye yal na ko yàlla yërëm fa la juddoo man tam fa la juddoo et cetera alors kër gi nag dafa sës ak benn ak zawiya bi ñëpp ko gis bu gàmmu amee bon daanaka gan yu bari ñu ngi leen di dalal ci biir kër gi ak fa la ñuy toggee cere baase yi di ko mu tuddati di ko ganale ñi jóge ci région yi ñëw ci gàmmu gi alors mu am benn gàmmu boo xam ni ca boppu koñ ba attroupement am fa ñun ñu ñëw ne dañ koy dañ kumb fekk fa benn as ndaw mu nga toog ci basamam ndeysaan moom kot xaw ma fu mu jógee ne day gàmmu si li mu sol dafa mel ni genre ndoket bu weex bu ñu def ay bordure yu doore mu ngi wër jëmmam moom mu nekk ci digg bi toogaay bu yëw bu rafet li gën a impressionné nit ñi ba nit ñi xaw a taxaw di ko xoolaat mooy taaram rafetaayam xees pecc xeesay bu naturel amul maquillage amul dara karaw gaa ngi gudd ba ci ginnaaw mbagg yi waaye nag bi copte gi bare ku ñëw taxaw benn waa kii kan la kii ban xeet la ban dëkk la ñëw ci gàmmu gi alors ba yëf yi xaw ko gêné mu daal di jóg rouler calmement basamam lem ko box ko daal di génn topp avenue Maginot moom la ñuy wax tey avenue Lamine Gueye tàllal mel ni ku jëm cathédrale ñun xale yoo la ñu woon école primaire bu Rue Clébert waaye copte rek ñu topp ko matu nañ une vingtaine bon ndaw si di gën di avancer di dem ba contourner fii Laetitia daal di jël avenue de la République nit ñi te temps yooyu boobu boor yooyu amul woon éclairage public xawoon na lëndëm en 67 68 69 mu am ñu retiré wu delluwaat ca gàmmu ga ñun ñu topp ko rek ñu dem ba mujj gi ñu nekk 4-5 ndaw si dem ba fii ambassade États-Unis nekkoon avant ñu koy déménager ci ginnaaw cathédrale ñu di ko wax Rue Clébert mu jël Rue Clébert mel ni ku jëm plage yu Ngaje moom la ñuy wax Ngaje ñu topp ko rek mu ñëw ba fii corniche bi jeexee nga xam ne boo soppoo yaa ngi gis plage bi après nga gis géej gi am na escalier bu jëm foofu mu wàcc escalier yi ñun nag ñemetu ñu dem ñu taxaw ci balcon bi di ko seetaan muy dox tranquillement nag du gestu du kii muy dem di dem ba ci géej gi waa kii lu muy def nii xanaa dafa bëgg rafraîchir wala nangam wala day raxas tànk yi muy avancé ci géej gi di xuus ndox mi di yéeg ba fii ndox mi di yéeg ñu ne kii xanaa kii ñëwee ko de nii ba nu mu disparaître dem ñibbi ñu xam ne na mystique am na kon nag ñoom ñu ngi suñu biir léeg-léeg ñu jël melokaanu doomu aadama léeg-léeg ñu jël melokaanu mala voilà moo tax nag mag ñi di digal xale yi na ngeen am yar ak teggin ci ni ngeen di jëflante ñi ngeen di croiser ci mbedd mi bu dee ku leen mag bàyyi la jox leen ko cër bu dee sax dafa dégg nga tumuranke sol yére yu xotteeku wala nekk mel ni mandikat bay direeku respecté leen ko ndax ñoom ñëpp ñu ngi suñu biir te kenn xamul dégg nga mbiru yàlla à 100%. beneen bi ma ciy mujjee nettali boobu je prends à témoin kii nu mu tuddati Alaaji Maada Seck yàlla na ko yàlla yërëm bu RTS moo ñu ko nettali ndax suñu xaritu papa la woon ñoom dañ doon footballu mbedd
deux camps moom la ñuy wax deux camps jàkk ji bi ma leen nettali jàkk ji ma leen di nettali moo sës rek ak suñu kër di ko Zawiya El Hadji Malick alors kii jekku yore bal bi di dribbler dem ba jege camp wu parti adverse bi góor gu màgget dafa waroon ñëw julli ci si jàkk ji bi muy traversé tali bi sax c'était avec difficulté ndax bant la yoroon et comme ni ngeen ko xamee ñenn ci ñun daal ne arrêté la naka lañ koy waxee sax sur place teel bal bi pas diwa ngi jàll kooku ne waaye ngeen nekk ba ma jekko ngeen naan pas diwa waaye ban pas rek dóor pas bi daal dafa dem bay yéeg première marche wu escalier yi pour dugg si jàkk ji rek bal bi egsi balu Vichy yooyu fii la ko dal avec une violence boo xam ne rek góor gi daanu alors mu am ñu daw di ko may loxo et tout ça waaye waxul onkul deful dara ñu daal di ko yëkkati mu teg tànkam sur les 2-3 marches daal di dugg si jàkk ji mais Alaaji Maada Seck nee na ki dóor bal bi mu ngi dend ak moom nii à 0 mètre te xam na ko xaritam la waaye nee na dafa jékki-jékki mel ni tànk yi dafa décollé mel ni benn quelque chose d'invisible mel ni benn ngelaw bu ko yëkkati ba ca kaw ba ñëpp di ko seen juutal ko ba bopp bi féete suuf mu dóor ko ci suuf mu daanu am ay crise d'épilepsie gémmiñ gi di fuur bët yi aju di rouler ñu daal di yenu daw yóbbu ci ay waajuram soriantowul foofu ci rue Carnot wala Blanchot benn borom xam-xam bu nekk ci gox bi xaw ma Eliman la xaw ma mu xool daane waaw lii day dafa mel ni épilepsie ñu di ko wax say ñii ne non loolu mosu ko dal waaw amul tam lu mu lekk bi muy xëy jóge kër gi mu ñu ne non alors après nag noonu la fanaane kaddi waa këram nelawuñu bët yi aju xamuñu lu ko dal boobu xel demul sax ci li xewoon foofu waaye daal benn góor gu ñu jëli fële ca cëddeem nga cëddeem dafa am ay magum lébu yu fa ne ñu jëli ko mu ñëw daf ko tiim rek ne kii de dafa tooñ nitu yàlla après nag xale yi commencé di nettali scène ba amoon ñoom Alaaji Maada di ko nettali ñu ne ko kon lu ciy pexe mu ne xanaa foog ngeen yóbbuwaat ko ca góor googu te fekk kooku yéegul lu xew xam nga lu tax ñoom nitu yàlla yooyu léeg-léeg yàlla boole leen ak ay àndandoo yoo xam ne boo leen tooñee mbaa nga ñàkkee leen teggin àndandoo yi mën nañ jóg jëflante ko yow te ñoom seen bopp duñ ko yëg gars yi dem wax ko góor gi ne ah man de bal bi dal na ma waaye dama jàpp ne yi fu xale la rek ñu ne xale ba day fi mu ne ànd na sagum mu ne waaw lu ciy pexe ñu ne ah il faut que xale bi ñu indi ko wala boog yow nga ñëw mu ne de indi bi day metti si njaboot kam bàyyi leen man ma ñëw alors ba mu ñëwee boroom ki doon def ñaan gi jox ko benn mbattu genre kuddu yooyu mel ni leket bu ndaw voilà ñu tibb ci ndaa temps yooyu ndaa moo am voilà ñu tibb ci lu mat ñett voilà mu jox def ko ci këll voilà ñu jox ko góor gi après nag waa ji ko jox daal di ne góor gi la nga ci war a wax xam nga ko waaw dëgg la góor gi jël wax ci lu mu ci wax delloo leen këll gi ñu sotti ko xale bi rek mu ximali ko li leen la lu may wut fii lu xew ku ma fi indi voilà kon nag loolu xew fële nañ ci maanu benn version yi bari na ndax am na ñu ne dara jotu ko dafa amee xel mi dafa xaw a doyadi surtout ñi ko wax ay ñu ko jege la am na ñu ne non parce que li mu def ba yéeg foofu c'est techniquement impossible donc version yi bari na waaye daal yàlla moo dogal mbir moomu sapeur pompier ñëw nañu intercepté ko ndax foofu mu yéeg bu barasti ko woon daanu lu ne xaj na ci yóbbu nañ ko jàmm am na ci baaraam damul loxo foog foo loxo kenn foxojul mais surtout kenn jommiwul kon nag nañ ci sant yàlla te xale yi ñu dellu di leen ñaax rek na ngeen respecté nit ñi nga xam ne da ngeen leen gis ci situation bu xaw a doy waar ndax xamu leen lu xew mbiru yàlla la ak ñoom voilà bu leen yuuxoo bu leen tam ndëmm
bu leen tam nangam yàlla rek a xam lu xew voilà li ci am solo mooy ñu ngi sant yàlla comme que soxna soosu dara benn lorange amu ko ci ña dëkk ci gox ba tamit amuñ ci benn lorange voilà kon ñu ñaan rek yàlla na jàmm yàgg. jërëjëf Mame Matar loolu leer na beneen bi mooy jamono yi tamit gis nañu ñu nekk ci wàccaayu Màggal Touba mu mel ni tàmbali nañu gis lu doy waar loo xamante ni mosuñu ko dégg ci wàccaay bi oto sapeur boo xamante ni gis nañu ni dafa yëpp jàmbaar bu rek dawal jëm Touba am na ay saret yoo xamante ni tamit la même chose la def ñuy jógee ci àll gox goxaan yu ndaw yi xam ne dañuy dem liggéey Touba waaye dañuy ne ñu yóbbaale lu mel ne Sénébar di ko dem écoulé biir Touba ñu bëri nag jëlee nañ ci tuumaan yi nga xamante ni muy sapeur police gendarmerie nee na ñoom ñoo am boobu pouvoir kenn amu ko ñoom ñoo mën a am accès pour dugal lu mel na wàllu Sénégal biir Touba di ko kii ban jàngat la ci. waa xam nga defkatu ñaawteef yooyu tout le temps dañuy profiter ci xew-xew yi nga xam ne day am mbooloo pour def seen commerce waaye li ci metti Jamra mooy ñi ci gën a loru mooy tout tànk yi tout tànk yi nag dinaa profiter ci antenne Feeling Dakar Sénégal 7 ak Info Rewmi pour yeesalaat leen li nga xam ne Jamra du tàyyi di ko wax narcotrafiquants yi léegi dañu am ay site web am ay compte YouTube am ay plateforme Facebook lu ñu ciy jublu mooy loolu xale yi jàng Sciences Éco xam mu di benn règle de base en marketing commercial qui dit que l'intensité de l'offre est proportionnelle à l'intensité de la demande parce que bu amee offre jaayum yàmba trafic surtout ci dëkk boo xam ne non seulement dëkk bu sell la waaye dafay recevoir mbooloo bu bari alors bu offre bi di màgg ba ren ñu gis ci yooyu te yooyu mooy yi feeñ c'est parce que la demande est là alors demande bi nag mu ngi gën a fës ci tout tànk yi wax naa ko sànq te tout tànk yi nous avons l'habitude de dire ñun Jamra dañu war a bàyyi di leen diaboliser ak di leen condamner xale yu bari yu dugg ci mbirum yàmba ci mbirum drogue ci mbirum ecstasy bi lëmbee réew mi temps yi dugg ñi ci ndax dañu bëgg lu bon waaye dañ ci dugg ndax dañu leen nax dañu leen tromper bokk na ci anam bi ñu leen naxee mooy boo duggee ci site internetu trafiquant de drogue yu bari dañuy faral di wax naan ñaari catégorie drogue moo am daal di jël chanvre indien ñu di ko tuddee si suñu dëkk yamba bu dee bii jóge Mali la ñu ne ko cannabis bu dee buy jógee Nigéria ñu ne lopito bu dee Ghana ñu ne brown waaye yëpp ay xeetu yamba la degré tooke bi moo wute rek ñu ne ak hachis ak marijuana ñu ne yooyu yëpp te nga xam ne ay gàncax yuy sax la narcotrafiquants yi dañ ko catalogué ne drogue douce la ba pare nag ca beneen wàll ga drogue yi nga xam ne dañ ko togg ci laboratoire moo tax sax mu gën a cher yu demee ni cocaïne mu ngi jóge ci feuille de coca bi bàyyi ko Amérique du Sud lu demee ni opium ci capsule de pavot lañ ko defaree doo ko togg ci laboratoire yu demee ni morphine qui est un dérivé de l'opium wala héroïne un dérivé de la morphine alors yooyu yëpp di ay drogue de synthèse yoo xam ne dañ ko liggéey ci laboratoire yokk tooke bi moo tax mu cher alors la preuve da ngay gis héroïne gramme bi rek 80 000 francs la ça veut dire boo góorgóorloo ba tromper la vigilance de la douane dugal fii 10 kilos héroïne am nga 800 millions de valeur marchande assurée alors yooyu yëpp nag narcotrafiquants yi catalogué ko drogue dure alors xam nga xale boo xam ne ràññeewam kiiwul xarañul ci ràññee mën na ne ah ndeke drogue douce dafa am ak drogue dure waa téemaa jël douce daal di jaar ci ndëgg sërëg yi ndax boo ci jógee waa piège baa ngoog moo tax nag ñun bu ñu daan def d'ailleurs je vous invite samedi Jamra dafay animer fii ci corniche bi en face maison de la presse am na benn bloc complexe sportif bu ne foofu les activistes de la Médina ñoom in bu
Boubacar Diallo ñoomin rappeur boobu Khalifa ñoo ma invité voilà ndax ñoom bu école tëjee dañu ne xale yi bu ñu amee jot bu ëpp moo waral ñuy dugg ci yenn yi kon ñoom dañuy organiser des cours de vacances gratuits waaye itam des séances de sensibilisation sur la drogue voilà yàlla dogal nag Jamra lañ ko dénk ren kon may def l'ouverture de la première session de sensibilisation sur la drogue samedi la à 10h foofu lañ koy defee alors moo tax nag ñun bu ñuy def suñuy tournée de sensibilisation sur les dangers de la drogue moo defee depuis des années surtout dans les quartiers populaires dañu am benn naar bu ñu daan faral di àndal yàlla na ko yàlla yërëm le docteur Omaïs il nous aidait beaucoup moom dafa ne Latif xale yi lay poser question di la interpeller pendant tes conférences naan luy différence drogue dure drogue douce ne leen différence bi lii la mu ne da ngay utiliser benn analogie mooy ñaari jëmm yu toog au rez-de-chaussée d'un immeuble war a def course contre la montre pour yéeg 10e étage ñu ne top chrono kii ne lay dugg ascenseur kii ne lay jar escalier li wóor mooy ñëpp ñoom ñaar ñëpp dinañ egg 10e la seule différence mooy duñu egg en même temps kon différence de drogue douce ak drogue dure loolu rek la drogue c'est drogue vitesse bi ñuy traverser système nerveux bi pour atteindre seen objectif moo wuute alors justement objectif bi lan la mooy drogue yëpp dañu am lu ñuy wax principe actif par exemple yamba boo gisee muy créer des hallucinations visuelles et auditives principe actif bee tax ñu di ko wax THC tétrahydrocannabinol ecstasy bi mu joxew te xale yi di ko wax volet principe actif bi c'est MDMA c'est un condensé très fort d'amphétamine nga xam ne c'est un stimulant boo xam ne daf lay pousser dans une exubérance quelquefois même incontrôlée alors ñoom ñëpp ñoo bokk fi ñu jëm mooy bu ñu traversé système nerveux bi egg ci cerveau bi yàlla dafa baaxee doomu aadama te loolu moo ñu wuuteel ak mala yi benn malaanu kiiraay bu ñuy wax le cortex cérébral moo muur yóor gi neurobiologistes yi nee nañ c'est le siège de la mémoire et le siège de la sélection comportementale ñun doomu aadama yi foofu la ñuy ràññee xam ne lii nit war na koo jomba def lii jaaduwul et cetera ngay mën di tànn di organiser sa vie masalan ñun ñëpp bañ nekkee tout tant que